téléspectateurs yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si tey jii ñu am mbégte dalal El Hadj Abdoulaye Dione nekk coordonnateur du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec. hôpital Aristide Le Dantec nekk actualité forte jamono ji fii ci Sénégal ndax tamit lépp lu jëm ci wàllum réhabilitation wàllum tamit déménagement mbir mi yemm na dem ci fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu nekk nii ndax autorités yi ñoo jël boobu lay dogal ngir réhabilité boobu hôpital transférer service yi mbir mi nag indi na coow bu rëy ca hôpital Aristide Le Dantec moo tax tey jii ñu dalal ci El Hadj Abdoulaye Dione nekk coordonnateur du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllum taxawaay boobule ndax El Hadj Abdoulaye Dione depuis le début ñëwoon na fi sax gis na ni boobule taxawaay gu am solo gi nga xamante ni am na ko ndax ñoom dañ am njàqare ci seen ëllëg ñoom liggéeykat yi nga xamante ni ñoo fa nekk malade yi nga xamante ni ñoo fa nekk ak ñi nga xamante ni mbirum dialyse saa su nekk dañ leen fa naan yóbbu am ay rendez-vous ñu leen transférer seen structures yi ndax tamit dal na xelam loolu yëpp dina ko yaatal ci bile émission maa lay dalal jàmm El Hadj Abdoulaye Dione fii ci ITV. merci beaucoup sëñ Malick yow tam ñu ngi lay ziar. di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp. di nuyu di massawu de tout le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec. xam naa ne mbir mi métti na. mais li ñaan yàlla dogalam jaam ak pexeem. très bien waaw donc encore une fois dama ne ni massa yow tam dañ lay jaajëfal. parce que li journalisme moom li ñu naan journalisme maanaam matale nga ko. parce que yow yaa ma njëkk invité fii ITV ñuy wax ci mbirum hôpital Dantec donc encore kon sa première sortie fii la woon ITV sama première sortie léegi ñu lay gis fu nekk. merci beaucoup donc encore une fois ñu ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi di jàpp ne lépp lu ñu fi wax rek. ñu jàpp ne mbir suñu borom lu fi lu matadi rek ñu jàpp ne ci matadi doomu aadama la daan. très bien Abdoulaye Dione tey na nga yeewoo ak tey xar kanamu hôpital Aristide Le Dantec tey suba dafa mel na amoon na ay xët-xët yu fa amoon na diggante yéen ak takk der yi laataa sax may ñëw si reportage bu maam Seynabou Babou dem doxantu woon na fa xool tamit yenn réglage yu mujj yi ak tamit Babacar Thiandoum directeur hôpital bi kàddu yu yëkkati ak soxna si di Awa Doumbia mi nga xamante ni ñëpp ñi nga xamante ni leen taxaw ci wàllum dialyse moom moo ko jiite mooy présidente bi daan si ñëw si ay simili yu néew alors d'abord dañuy ñëw si actualité chaude bi tey si suba hôpital Aristide Le Dantec ban xar kanam la amoon Abdoulaye Dione. waaw encore une fois amati nañ naqar rek. ah bon waaw amati nañ naqar ñun ci naqar rek lañ dëkk ak nguur gi amati nañu naqar tey parce que tey dañoo xëy ne dañuy liggéey si bi ñu ñëwee fekk fa ay takk der. waaw bunt bi yëpp ñu barricade foofu te ñun moment bi may wax ak yow sooru personnel bi lijjanti wuñ ko. moment bi may wax ak yow man xamul fan laa jëm keneen xamul. kon yow mi jamono ji El Hadj Abdoulaye Dione xamoo foo jëm. xamuñu sax fu ñu jëm du man rek tout le personnel de l'hôpital xamuñu fu ñu jëm. ñu xëy la mën nekk yéen ñëpp mais jaay doole. mais nañ ñuy réhabilité hôpital Aristide Le Dantec di ko toxal te ba léegi yéen a xamagoo leen foo leen jëm ak assurance yi nga xamante ni directeur bi. Babacar Thiandoum wax na ko mu ni jarul ngeen di stressé wu. Babacar Thiandoum moom bu ma sañoon kenn dootuma waxati mbirum Babacar Thiandoum parce que dama cee sonn dama ko yërëm parce que Babacar Thiandoum otage la. ñoom dañ ko jël otage prisonnier rek ndeysaan. du ci dara nga bëgg wax ni moom. ay waxam muy wax ni yëpp autorités yi ñoo ko wax. ay waxam wérul wala da leen di jox ay calmants. ay waxam dafa wérul. Babacar bu xamoon. mais kilifa gu toy ne moom nga ni waxam wérul. non parce que yow xam nga lan fonctionnaire la dafa am lu ko tënk. otage dañ ko utiliser rek moom 5 mois ñu ngi moom ci hôpital boobu ba président waxee ne day tabaxaat hôpital ba léegi 5 mois Babacar Thiandoum chaque jour ma laaj ko soro personnel mënuma ci wax dara kon du ñu àgg ba fii Babacar Thiandoum di ma rassurer man du ma ko gëm kaddu Babacar mënuma ko gëm. ak kaddu yu mujj yu wax. non Babacar bi ñu ministre bi recevoir Babacar a ngi toog madame la ministre recevoir nañ ci soro personnel bi xam nga lan la. Marie Khemesse Ngom merci beaucoup nee na du jël benn garantie mënul jël benn garantie 18 mois yi ne suñu salaire suñu dara du manqué dégg nga li ma la wax nee na mënul jël benn garantie. ku wax loolu. madame la ministre. nee na budget hôpital la ñuy fayee ñu ne ko léegi ñun ay garantie lañ bëgg mu ne moom day dem wuti mënuñu jox garantie mais camarade ban dëkk lañ nekk te nga ne da ngay tabaxaat nga ne da nga bëgg reconstruire hôpital. teew réglé woo soro personnel. soro personnel boobu la ñu waroon njëkk a réglé wuñ ko ñu xëy di liggéey si ñu ne ñu doo leen fi dugg. mais foog ngeen di liggéey fekkee ni dañu xëcc service yi ñu toxal leen service yi yu mag yëpp ñaar fukki service ak juróom-ñaar mu des ñett yi mais yéen ngeen bëgg ñëw xëy ngir liggéey fa
waaw xam nga tamit ñun ay responsable la ñuy jëwriñ ñun ay syndicalistes ci ay kayit la ñuy sukkandiku. moment bii may jox wax ak yow kenn joxuma kayit kenn joxul. kenn waxu la fi ngay dem. merci beaucoup moo tax soo xëyee da ngay dem Dantec. mais fan laa war a dem attema ak ñoom fan laa war a dem lu dul bërëb ba may liggéey ba ñu wax ma lu leer na ñu bàyyi ñu dugg ñu toog sax ba ñu génneel ñu notification rek ñu dem suñu yoon comme ñoom jaay doole lañ nekkee dàq nañu malade yi xam nga ñoom la mooy seen problème. bëgg nañ jël suñu suufu askan bi. oui dal si ñëw léegi. waaw ba nañ jël suufu askan bi dàq nañ maladie te wéruñu. ngeen jël matériel bi te amuñu notification léegi personnel bi la ñu wax léegi ñu ngi ci personnel bi. hôpital Aristide Le Dantec ñu koy waxtaanee si émission kennu askan wi ngeen ñuy suivre en direct si ITV. Canal Plus 217 TNT 15 Eutelsat ak TV d'Orange tey jii ñuy dalal El Hadj Abdoulaye Dione coordonnateur du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec hôpital Aristide Le Dantec doxantu woon nañ fa dem ci 15 août bi ci altine bi mooy bis bi nga xamante ni moom la autorité yi jëloon ngir ñu tëj boobule hôpital gis nañ ni foofu climat bu fa amoon. mu nekk climat bu daw yaram bi nga xamante ni nekkoon na si teewaayu Mame Seynabou Babou ci caméra bi Bara Sow. ay salle yu amatul dara ay boutique yu ñu tëj ay mbedd yu weet lu ëpp ci équipement yi ak maladie toxal nañ leen fiile ay patients yu néew lañ fi gis bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu hôpital bi ci 22 service yi fi am ñett rek ñoo fi des pour le moment. situation bi fu mu toll mooy commencé nañu processus de déménagement bi wante dañu am ay malades yoo xamante ne seen traitement warul taxaw benn yoon muy ñi nga xamante ne dañoo am feebaru roño ak ñi nga xamante ne dañoo am cancer. donc ñooñu ñu ngi continuer seen paj mi dañuy xaar ñu ngi defar nag hangar des pèlerins bu paree rek dañ leen di daal di toxal foofu. ñi nga xamante ne aussi ay xale lañ ñu am cancer ñu ngi wéyal seen paj mi adultes yi am cancer aussi ñu ngi wéyal seen paj mi. docteur Babacar Thiandoum di dalal xelu malade yi waaye tamit personnel médical bi. liggéeykat yi dañuy fekk seen service yi fu ñu nekk xam nga service moom équipement la ay locaux ak ay nit. donc boo yóbboo équipement ñu jox la ay locaux boo amul nit service ba du dox donc agent yi fi nekk dañuy dem fekk seen service yi fi ñu leen toxal ñu mën a wéyal liggéey bi di dellu si waat dalal seen xel di wax ne du am perte d'emploi sama kilifa yi ñu ngi ciy liggéey ñun aussi ñu ngi ciy liggéey. fii ci service su dialysé yi prise en charge bi moo ngi woy Awa Doumbia di présidente bu collectifu dialysé yi moo ngi xam ne seen site de délocalisation booy xool moo gën sax Dantec. situation bi moom mi ngi nii rek taxu moom c'est lu xaw a metti la lu diis la parce que da ngay dem doo xam li ngay fekki mais bi ñu demee ci site bi liñ fa fekk aussi dal na xel parce que dañ fa fekk malade bu nekk da ngay am sa box sa cabine moo liñ fa nar a fekk daal dafa mel ni moo nar a tane li nekk fii non demaguñu ñu ngi fi pour le moment liggéey bi arrêté wul ñu ngi faju normalement. plan de déménagement bu hôpital Aristide Le Dantec di woy fi mu toll nii. yenn bagage yi nga xamante ne ñoo fi des fii ak ngoon lépp dinañ ko toxal. ban délai la. mu nekkoon reportage bu Mame Seynabou Babou ci caméra bi Bara Sow alors ñu ngi taxawoon ci li nga xamante ne moom moo di kilifa yi version sax directeur bu hôpital Aristide Le Dantec daañu ko gis tamit ci kanam ci émission fii la ak Modou Mbacké Niang mu ñëwaat tamit ci yaatal ci li nga xamante ni moom moo di tolluwaay bu hôpital Aristide Le Dantec alors gis naa ni ba ñu tegee bi les reportage réaction wu Babacar Thiandoum directeur hôpital bi encore une fois dafa mel na da nga am ñàkkare qu'est-ce qu'il y a. waaw sëñ Malick kii bi ma ko seetaanee muy wax sax damaa rus. ah bon waaw dama am gàcca. da nga am gàcca. waaw lu tax ma ne dama am gàcca déggoo li mu wax xanaa. nee na service yi dem nañ seen personnel dañ leen di fekk foofu. seen personnel dañ leen di fekk foofu. dañ leen di fekk foofu. léegi je te donne un exemple. tout le 90% du personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec sont payés par l'hôpital. tey je te donne sont payés par l'hôpital donc képp ku dem di tuxu di dem ci beneen structure boobu xam nga kon logiquement moom moo la war a fay parce que hôpital moom tëj na moom moo ko wax
moom nee na képp kuy dem service buy dem da ngay ànd ak sa personnel. 88% du personnel de l'hôpital sont payés par l'hôpital. Donc ça veut dire que ne ku dem fa nga dem ñoom ñoo la war a fay. logiquement ñoom ñoo la war a fay. mais man tey bu ma jógee fi dem ci centre de santé mën na ma fay. man bu ma jógee fii dem ci exemple ci dalal jàmm mën na ma fay mais ban kayit a koy firndeel. ban convention la signé. démb mi ngi waxat Sen TV nee na dina signé waat convention tey mu ñëw waxati li wax ji xam nga moom il se contredit day wax moo tax ma ne la pion la. dañ koy utiliser à des fins personnelles. dañ koy utiliser moom gisoo ko nu mu sonnee ci reportage dafa sonn. waaw mais sonn bi c'est normal. non mais sonn bi c'est normal. jamono ji nga jiite hôpital bu toll nii hôpital bu mag bu am taarix lu ci mel ni hôpital Aristide Le Dantec situation bu mel nii mais c'est normal mu sonn comme yow ni nga sonnee ak ñeneen. c'est normal non bu ma nee la sonn boo ko xoolee. xam ne sonnam ak sama yaay différent man sonn naa mais dama free, j'ai la conscience tranquille mais moom conscience am boo xool ko boo xoolee xam ne dafa sonn. conscience bi tranquille mais am na yenn c'est normal loolu. am na yenn responsabilité yoo xam ne. boo ko jëlee dans ta vie. oui day feeñ ci yow. moom xam na li mu def xam na sacrifier bu mu sacrifier maladie. sacrifier ko personnel mais est-ce que moom moo sacrifier. mais bien sûr à la limite lu mu si mën moom dafa am ay kilifa. waaw moo tax ma ne la otage la peut-être au départ am na taxawaay boo xam ne bu ko amoon lii ko dal du ko dal. au départ waaw lépp ca njëlbeen ba la. waaw kon da nga bëgg wax ni su ma la déggee dafa seetaan loolu nga bëgg wax. waaw. mën nañ ko wax ne dafa seetaan mën nañ ko parce que ñun amoon nañ fi 4 directeurs. yoo xam ne ñi fi jaar ñëpp dañoo porter suñu projet d'établissement. boo xam ne en 2012 lañ ko tabaxal. oui projet d'établissement boobu comprendre moom lañ en 2012 lañ ko réalisé directeurs yi fa jaar yëpp dañu porter combat boobu. état bu ñëw dañ lay tegal ne lii moo fi ne Aristide Le Dantec de pare na. am na projet de reconstruction am na lépp projet de reconstruction baa ngi ni construit par un Sénégalais qui s'appelle Malick Mbow mi ngi nii. très bien du ñàkk léegi sax ñu ñëw ci schéma bi nga xamante ni moom la hôpital Aristide Le Dantec war a mën a nekk su yembee alors lu jëm ci wàllum li nga xamante ni moom moo di lépp lu jëm ci wàllum financement bi ak coût bi nga xamante ni. moom la hôpital Aristide Le Dantec nar jël loolu sax daan si ñëw léegi. mais d'abord su ma mënee commentaire li nga xamante ni moom moo di schéma bi ñoo ko gisandoo centre hospitalier national Aristide Le Dantec. soo ko mënee def silencieux s'il vous plaît. waaw li ngay gis nii. lii mooy projet espagnol yi. lii mooy ñi ñu espagnol yi lañ bëgg a tax HLM yi gis nga HLM yi. lii ay HLM nga ko tuddee. mais bien sûr c'est mais nga koy tuddee HLM. xam nga la moo tax non mais defar bi xam nga la moo tax ma koy tuddee habitation à loyer modéré. merci beaucoup mais lu tax loolu. mais damal HLM xool. yow xam nga ne étage ya lu HLM mel noonu la mel. boo demee étage yi nga daan gis par rapport ak suñu projet d'établissement xoolal lii et puis li ci gën a yéeme xam nga ni étage lii ñun suñu maternité bi rek suñu essence. waaw mais lu tax lii di leen déranger fekkee ni hôpital bi dañ ko defar. xam nga la moo tax mu ñuy déranger lu si war a mën a nekk ak standard bu mu war a am mu am ko. xam nga lan moo tax mu ñuy déranger lii polyclinique la maanaam tey lii bu ñu ko demee ba tabax bu dee moom la ñuy tabax ñoom bu ñu tabaxee ba pare néew di doole yi dootuñu fa fajoo. néew di doole yi dootuñu fa fajoo. foog daal nga am daal. merci beaucoup koppar merci beaucoup pour mën fa fajoo. looloo tax loolu lay tekki. mais bien sûr xanaa gisoo ko ni mu mel polyclinique mooy. malade cardio bi day tëdd nii malade laryngologie bi tëdd nii malade urologie bi tëdd nii moo xew clinique du Cap. ay clinique Madeleine noonu lay mel. te ba pare symbole bi day daal di dee Aristide Le Dantec symbole bi. nga xam ne patrimoine la c'est historique quoi. l'hôpital boo xam ne. depuis 1956 ñu tuddee que Aristide Le Dantec. merci beaucoup. oui comprendre merci beaucoup comprendre donc je pense que encore une fois. hôpital Aristide Le Dantec ñi fi fajoo seen loxo jotul seen ginnaaw wax naa ko fii ba tey ñun liñ ciy xeex yëpp loolu rek la. très bien alors ñu gis ni jamono ji ñi nga xamante ni dañ fa doon am ay rendez-vous ñi nga xamante ni dañ fa doon am ay analyse ak ñoom seen ak ñi nga xamante ni mbirum dialyse moom moo leen soxal. ñoom naam sax fekkee ni ñu leen di toxal si yenn bërëb yi lu si mel ni hangar bu nekk Yoff hangar pèlerin yi mais ñoom ba léegi am na si ñoo xamante ni seen xel dalul yow situation bi nga gis nii jàpp nga ni
ñenn ñi ci nga xamante ni déjà ñoom ñaaw nañ njortu que ni lii day tax ñaanuñ ko yàlla gaa ñu bëri ñàkk seen bakkan ndax tamit lépp li nga xamante ni moo si waroon dem ak service yi nu ñu ko tasaaroo mbir mi jaxasoo ànd nga si loolu da nga koy def silence. waaw xam nga sëñ Malick li ci gën a yéeme. xam nga lan moo ci gën a yéeme. hôpital Aristide Le Dantec tëj nañ ko te amul note de service bu koy firndeel. ce qui est grave. amul note de service. moment bi mais peut-être da nga ko gisul. non peut-être John da nga ko gisul. mais dooni ma amul ba léegi note de service bi nga xamante ne dafay wane ni hôpital Aristide Le Dantec. démb rek laajaan naa ko directeur ci benn plateau ñu boole ñu. nee naa ko directeur mu ne ma ne ko an sa note de service bii wane ni hôpital da nga ko war a tëj xam nga temps yi am nañ fi accrochage ma moom accrochage bi xam na moo ko waral. directeur dafa jékki xam nga ñoom lépp lu ñuy def propagande la. dafa jékki-jékki dajale ay journalistes am ñëw bloc dindi matériel bëgg ko filmer mën na ko directeur mu ne ko sama. mais directeur bi amul ay journalistes. non peut-être dafa convier woon presse bi. non ay journalistes. non bàyyil di wax ay journalistes. waaw bu la neexee. mais dafa convier presse bi. convier wul presse bi de ñoom dañoo am seeni journalistes yoo xam nga ne ministère dañoo am seeni journalistes. léegi voilà bien sûr. yu nekk si média yi. mais tout à fait bi ñu ñëwee bi mu ñëwee. loolu dana war rek mën na ko directeur mu ne ko yow. matériel bii ngay génne fan nga ko teg jox ma ana autorisation bi may wan ne matériel bi dafa war a génn ma ne ko yow hôpital yaa gën a xam ne décret koy tëj wala ministre wala gouverneur yow est-ce que décret président génn na ministre bi wala gouverneur matériel bi du fi jóge ci la dem indi un commandant ñu dem indi armée indi GMI commandant ñëw ne ma ne ko nag commandant mu ne ma ne ko kii nee na day génn amul benn justificatif. commandant ne na matériel yi dem. commandant ne na matériel yi dem donc je pense que loolu moo waraloon accrochage bi maag directeur. pour loolu damay firndeel damay wane ne carrément ne ñii lépp lu ñuy def ci illégalité lañ koy def xam nga la moo tax mu demee noonu. xam nga la moo tax nanguwuñ génne note de service yi. lu tax du hasard de. ah bon non c'est bien calculé. lu tax lu ñu si jublu. xam nga lan lañ ci jublu. du ñu ñëwaat tabaxuñu. lan mooy loolu. tey exemple je te donne un exemple tey bu ñu génne woon décret président bu génne woon décret wala ministre beeg ñu génne décret. mais tey bu décret bi bu xasee ba génn ça veut dire que dañuy ñëwaat bu ñu ñëwaatul mën nañ topp président décret bi dafa war a bind wax lu leer. ne les travaux après les travaux tout le personnel sera mais peut-être mu nekk en cours en cours lan peut-être mën na nekk en cours xam nga sëñ Malick. dossier hôpital Aristide Le Dantec. askan bi ñoo war a jël seen responsabilité. xam nga lan moo tax ma wax la loolu. hôpital Aristide Le Dantec patrimoine la symbole la dafa bokk ci ñun. c'est le premier hôpital de l'Afrique de l'Ouest école la. référence la. oui. donc du fowukaay du loo xam ne dañ ko war a fooye rawatina mu jëm ci wàllu santé. donc mais xam nga système santé mais doone ma kilifa yi dañ koy foowee. mais bien sûr mais ñoom dañu am yéene defaraat. hôpital bi amuñu yéene defar suuf si lañ soxla. hectares yi. merci beaucoup parce que dafa 3 hectares yi nekk ci boor du 3 hectares lépp lañ soxla. lépp lañ soxla. xam nga wax naa la lan moo tax ma ne la lépp lañ soxla. amul décret. dara wanewul firndeel ne hôpital dañ ko li ñu def crime la je peux les mën naa leen topp cour suprême. ah bon mais bien sûr li ñu def crime la c'est un acte criminel jël ay malades di leen sànni ci biti di tëj hôpital. non mais bul wax ni dañ xëcc ay malades sànni leen si biti liste bi génn. malades yi ak service bu nekk ñi nga xamante ne ku nekk fi ngay def. kañ lañ ko génne. le 13. le 13 ban. avant après suñu conférence de presse bi lañ ko génne. en tout cas daal date bi si nekk mooy le 13. du ñàkk sax suñu réalisateur suñu réalisatrice bi. donc ñu ko Ramatoulaye Sall Diop. oui donc dañuy fooyee bakkenu doomu aadama yi. bakkenu doomu aadama du fowukaay c'est pas un jeu. du fowukaay dañ koy fooyee seen plan de déménagement mais plan de déménagement catastrophe sanitaire la li tax ma ne la catastrophe sanitaire j'ai vu la dame là tout à l'heure. oui. nee na boo demee. soxna si Doumbia. waaw angaaru aéroport bi est-ce que xam nga fan la nekk. oui. distance boo wàccee ci oto bi du da ngay dox pour dem ci hangar bi je te donne un exemple maladie yi ñëw foofu di def dialyse xam fan lañ dëkk. waaw mais oto yi mën nañ dem ba foofu. ñii kër mi ban oto moo leen fa yóbbu. oto yi kay mën nañ dem ba si côté hangar ba nag. yow tamit ban la ñuy xëy kër Mbay Fall. ñii di xëy jóge. maanaam yow li ngay wax moom mooy transport en commun. merci beaucoup voilà.
foofu ngay waxee. ci koo xam ne 3 fois la séance par semaine. mu war a jóge kunun war a ñëw ba aéroport ci malade bu wàccee foofu mais transport bi rek budget la ci malade yooyu. waaw mais tamit Dantec aussi fu mu nekkoon budget la woon. budget fu mu nekkoon malade yi fu nekk lañ doon jóge di ñëw. kan malade yi. oui mais c'est pas la même chose bokkul. bokkul xool ku jóge kunun war a dem aéroport malade dañuy teel a xëy malade yi amuñu problème transport de dañuy teel a xëy. man mii chaque 7 heures laay xëy balaa maa 7 heures fekk naa fa maladie donc problème transport. très bien alors mbirum li nga xamante ni moom moo di coût bi financement hôpital Aristide le Dantec léegi ñu ngi koy xayma si su ma jumulee 92 milliards. mbir mi daf mel dafa yokku de. chaque jour ñu jox la chiffre bu bees chaque jour sëñ Malick man damaa sonn mais lu tax loolu. chiffre bu laaj leen ko laaj leen ko léegi ñu daliwaat di waxu 92 milliards. laaj leen ko peut-être ñoom mën nañ la jox justification ñoom actuellement nii. wala peut-être diggante bi dañ gisaat ni affaire yi mën na gën a muccaat ayib. temps yi xoolaat yu bees yu ci mën a def ay commodité. temps yi sax déggaat naa ne ñu ne jaayatul mais boo jaayatul lan ngay tabaxee du dañoo waxoon amuñu xaalis nañ ñu wax li ñuy tabaxee kon gis nga le ñu ngi noonu nous avons un état qui n'est pas sérieux. déedéet waay. non du caaxaan il faut oser le dire. volonté bi ñu si am. non volonté ban politique volonté. ngir réhabiliter mais xoolal Aristide Le Dantec nga ni état bi sérieux wul. mais sont pas sérieux da nga koy xool ci déménagement précipitation bi yàkkamti bi jël maladie di leen génne di leen sànni ci biti. non bàyyi di wax sànni si non biti dama koy wax. non mais loolu amul. lu jël malade nañ sànni si biti. dañ leen sànni si biti mooy lan moo tax nga ne amul. mais dooni ma balaa di leen sànni si biti bàyyi leen noonu quand même. mais nan xam nga tamit sëñ Malick. oui. lu ne da nga koy tuddee la mu tudd. boo gisee mu da nga naan yow da nga teg sa bët. mais bien sûr ñoom dañ ko démentir kan moo ko ci osé dem bokk nag plateau directeur démentiru ko. mais malade yooyu dafa am fu leen di yóbbu. non malade bu wérul waruñu ko génne. lu ñuy yàkkamti pourquoi il se précipite pourquoi lu ñuy yàkkamti lan la ñuy yàkkamti donc yaa ngi am na lu nekk ci suuf. mais date bi quand même waxoon nañ ko. date ban le 15. non xam nga sëñ Malick. oui. un état sérieux un agent malade. xamul agenda politique gu président. malade xamu ko de malade xamul agenda politique gu président. kon yow lii politique la. mais bien sûr du début à la fin lépp politique la lépp c'est politique. intérêt bi lan la ak finalité bi. intérêt bi suuf si rek la finalité mooy commission yi jël ña koy jaay suuf si ay commission la ñuy am jeex na loolu rek la tout court lu ñu yàkkamti pourquoi ay sa principe rawatina ñu am projet d'établissement am sama plan bi teg ko. plan bi wane woon nañ ko léegi sax. waaw du ñàkk léegi suñu réalisatrice bi wane waat ko mu nekk. te dañu waxoon ne phasage dañuy tabaxee oui moo nekk nii plan bi. non non waxuma bii suñu bos wala beneen bi ngay wax yow suñu bos. du ñàkk léegi ñu gisaat. waaw na wane suñu bos lépp jëm ci wàllum réhabilitation. hôpital Aristide Le Dantec tey jii ñuy dalal El Hadj Abdoulaye Dione ne coordonnateur du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec alors sooru personnel bu hôpital bi ba jamono ji yéen xamoo leen fi ngeen di jëm tey da ngeen xëyoon mais da ngeen fa fekk ay takk der ñëw barricade ko ni doo leen fi dugg suba Abdoulaye Dione fan lay xëy. hôpital lay xëy chaque jour je serai à l'hôpital nous serons là à l'hôpital ñun ñëpp tout le personnel encore une fois je lance un appel au personnel de l'hôpital suba da ngay xëy di leen xamal ne ñoom ñëpp nañ ñëwaat hôpital chaque jour nañ ñuy téye mais nous serons toujours là waaw moom ñun fu hôpital la ñuy. le temps ngeen di jot note de service. non mais jaay doole la jaay doole la ñuy def jaay doole la jaay doole weesuwul nga bëgg jël suuf askan bi génn maladie te wéruñu jël matériel hôpital léegi personnel bi nga ne bu ñu dugg ci hôpital bi. mais loolu lan la. waaw mais c'est du jamais vu lii kenn mus ko gis. non mais hôpital dañ koy defaraat. soo leen duggee fa ngeen di nekk. lan la ñuy defaraat hôpital boo xam dafa nekk en chantier. lan la ñuy defaraat. hôpital bi dañ wax. non hôpital nii lañ ko defaree du ñu toog waxtaan. te ñu amoon projet d'établissement. balaa ngaa def dara rek leen sooru personnel bi ba pare. kon ba léegi yéen kenn impliqué wu leen. non. ba léegi jamono ji ak seen audience bi nga xamante ne amoon ngeen ko. mais moo sëñ Malick. ak njiitu réew mi wi. sëñ Malick ñun ñoo njëkk a taxaw fii def conférence de presse. ne hôpital dañ ko war a tabaxaat. je suis le premier à le faire. oui ak màggataay bi. voilà état de délabrement très avancé. bi nekk ci hôpital bi. donc man je suis pour la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. tabaxaat bi moom je pense que ñëpp d'accord nañ ci mais nit ñi tabaxee lañ d'accordul. ni ngeen di tabaxee. merci beaucoup ñun dañu am projet d'établissement depuis 2014 lañ ci liggéey am un plan wane ko
avec un architecte sénégalais il faut nga waneel ma loolu. oui avec un architecte. du ñàkk léegi ñu avec wane ko. un architecte sénégalais qui s'appelle Malick Mbow validé par une commission de validation sur 4 hectares lañ ko mën a tabax. mais coow li yëpp foofu la problème hectares yi moo di coow li léegi ñoom mënatuñu tabax suñu projet d'établissement parce que ñoom dañoo bëgg a jaay 3 hectares yi nee nañ tabaxee loolu état noonu lay marché affaire baana yi moo leen loolu jaay 3 hectares du tabaxee mais loolu xel sax nanguwu ko un état responsable war na agiré noonu te ñu tabax fi ay arène nationale te tabax fi lu ne dañu wante dëgg. alors est-ce que jox na leen ay assurance yi nga xamante ni moom moo dalal seen xel ni personnel bi yëpp daan leen mën a téye ñenn ñi fu nekk ñu yóbbu leen fa. xam nga doo leen nekk en chômage. xam nga lan moo tax xel tey ci ñoom balaa ngaa tëj hôpital da ngay régler sooru personnel bi ba pare encore une fois amati nañ naqar ñun ci naqar rek lañ dëkk ak ñoom. waaw parce que ñun ñëpp A ba Z xamoo leen fi ngeen di def parce que ñun mérité wuñu lii personnel hôpital Aristide Le Dantec mérité wul lii parce que seen dund gi yëpp dañ ko jox maladie ñun bu ñu demee ba toog foofu maladie ñu fa bàyyi ñun kenn dañoo mën a fay yàlla rek ñu mën a fay donc ñun bu ñu xëyee di ñëw di liggéey si gis ñu tëj bunt bi ñu tegal ñu ay policiers mais loolu dafa ñaaw kooku Sénégal gi yëpp ko wax na war a naqarlu rawatina joxuñu ñu notification suñu affectation di ñu wan ne fii lañ dem ñu ne duñu dugg ci hôpital bi. très bien loolu xam nga jaay doole la moo tax encore une fois je lance un appel à la société civile les droits de l'homme oui. les activistes comme di lance à toute la population sénégalaise askan bi yëpp laay waxal di leen xamal ne combat bi seen combat la nous allons organiser une grande marche nationale. ñoom ñëpp nañ ñëw non mais pourquoi ñu bañ ko autoriser. ça dépend aussi. mais xanaa loolu jaay doole mooy ñëwati. non ça dépend aussi si mais jaay peut-être yéen seen demande suñ ko càmbaree. xool mais jaay doole mooy ñëwati autorisé war wañ ko autoriser. kon pour des raisons de sécurité. mais pas déposer nañ ko ni ñu ko war a déposer ci voies yi ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa. droit de marche ñëpp xam nañ ne c'est inscrit dans la constitution autorité laaju sax. jàpp ngeen date wala jàppoo leen date. jàpp nañ date samedi lañ koy def. de 9h waaw à 9h à 13h. fa lañ koy defee. place de l'obélisque lañ koy defee. place de la nation ex-obélisque. merci beaucoup jóge foofu dem RTS wane carrément wan état sénégalais xamal ko ne hôpital Aristide Le Dantec patrimoine la kenn waru ko sacrifier te kenn du ko nangu rawatina ña fay ñëw seen loxo jotul seen ginnaaw. très bien alors El Hadj Abdoulaye Dione mën nga confirmer que ni jamono ji service bu si mel ni laa sax may ñëw si service yi nga xamante ni jamono ji ñoo fa nekk di dox plan bi nga doon laaj mu ngi nii. voilà commentaire si merci comme plan bi daf la soxal bu baax a baax. voilà suñu plan baa ngi bii mooy original bi. bii mooy original bi. di wax askan bi lan moo wuteeg plan bi ak plan bële. di wax askan bi ne. ñoom bu ñuy publicité ñoom bii la ñuy wane. bañ lay wane bii nii. non suñu boss bi indil suñu boss bi. bii la ñuy wane ñoom ministère de la santé ñoom ñëpp. bii la ñuy wane. bii la ñuy wane te ñoom ban la ñuy tabax. beneen bi la ñuy tabax di nax askan bi bi nga tuddee HLM. waaw kay HLM la ñuy tabax di nax askan bi di manipulation la gis nga leen ci manipulation rek la ñuy dox pourquoi lan moo ko fi jar. donc loolu mooy wax ne mooy taw. bii mooy original bii la suñu architecte Malick Mbow un Sénégalais un architecte de haut niveau. un éminent oui. waaw moo ko réalisé en 2014. président Macky Sall ñëw na hôpital Aristide Le Dantec ñu présenté ko mu ne kii c'est un bijou sanitaire bu ma demee dama koy boole ci axe plan Sénégal émergent. PSE mi ngi nii validé par une commission de validation. révisé en 2021 mise en jour en 2022. coût bi 60 milliards construit sur 4 hectares. ñoom ñu ñëw ak seen coût 92 milliards. wàññi su bëgg a jël suñu 3 hectares bëgg nañ jaay 3 hectares yi rek ñu ne dañuy tabaxal HLM bi ñu ko présenté séminaire def ñu 2 jours séminaire. mais bàyyi li ngay tuddee HLM. non mais lii du hôpital waaye hôpital Aristide Le Dantec mérité na leneen lu dul lii lu dul ay HLM. symbole la nee naa la patrimoine la premier Afrique de l'Ouest. loolu kay kenn werante wu ko. école la. très bien alors lu ñu dese si ay simili El Hadj Abdoulaye Dione bëriwul jamono ji mën nga confirmer que ni service yoo xamante ni ñoo fonctionnel ci hôpital Aristide Le Dantec bokk na si lu ñuy wax chimiothérapie ak néphrologie mën nga confirmer li ni mel. du lan la ñu waxoon ne tey dañuy tëj hôpital. oui mais mënuñu ko tëj. te l'histoire nous a donné raison parce que xam na moo tax il nous a donné. tey am na service yu non moom moo ko wax. am na service yu fonctionné ba pare am na malade yu ñëw rendez-vous parce que seen plan de communication baaxul malade yi tey dañ leen fa téye am na ñoom dañ leen fa téye 8h ba 13h soo ko bàyyi bunt bi amuñu solution ñu bàyyi bunt bi malade yi dugg. ñu soogay dugg. waaw te dañ fa nekkoon 8h ba 13h. parce que lan la amuñu plan de communication mooy li ma la tâtonnement la am na malade yoo xam ci bunt bi lañ tëdd am na malade moom dañ ko amputé ci bunt bi la tëdd
dañ ko mën a tëj nii la ñuy tëjee hôpital mënuñu ko tëj je l'avais dit bi ñu demee ba xam ne amuñu solution dañ bàyyi bunt bi. kon mesure d'accompagnement. non bi jëm ci wàllum transfert wala déménagement bu hôpital Aristide Le Dantec dafa des. waxuma la échec la si yow. catastrophe la xam nga la moo tax ma ne la catastrophe. oui conséquences yi du feeñ léegi bàyyil ba ci kanam. du temps du démb rek dimanche woo nañ ma ne ma am na benn malade bu décédé Alfala Colobane clinique bi nekk Colobane. fële lañ ko hospitalisé woon cure yi mu jóge fa ñu transféré ko Alfala. démb la décédé. conséquence catastrophe xam nga ñun bu ñuy wax. ñun mais da nga bëgg wax ne yow lan nga bëgg lié ak décès bi. lié wu ma décès bi waaw mais quand même. dama ne Aristide Le Dantec am na ñu fa doon nekk tamit di génn àdduna. je suis mais mënoo wax ni dafa nekk si hôpital lu mu tudd sax clinique bi ngay wax. ca Colobane nga di dafa décédé rek. nga bëgg def comparaison bi quand même. sëñ Malick. oui sëñ Malick man je te comprends. nit ki sax mën na toog këram sax faatu. Malick je suis entièrement d'accord. oui je suis tout à fait d'accord. nit mën na toog këram rek yàlla dee moom ba day bette. oui mais Malick man je me pose des questions rek. je me pose des questions. le procureur devait s'autosaisir sax. parce que man je me pose des questions yan conditions lañ ko transférer est-ce que bi ñu transférer waroon nañ ko def. war nañ ko transférer ainsi de suite. ça nécessite wax ne yow ñi ñuy transférer yëpp. mais dafa laaj enquête saytuwaat ñu enquête leen. xam nga la moo tax ma ne la bu ñu demee xam nga la moo tax seen plan de déménagement mais Malick yow ñëpp xam nañ ne hôpitaux yi dara jagu ci. Malick tey da ngay yor hôpital chaque jour nga dégg ñu ne la diw yor na malade di ko wërale hôpitaux yi ba mu faatu. mais Malick yow loolu chaque jour nga dégg ko. oui mais hôpital bu am problème nan lay jëlee ñeneen. te ñaata nit nañ transféré ñaata malade. ñoom ñoo la ko mën a wax ñoom dañoo am plan dañoo am chiffre amuñu chiffre ñoom dañuy jël rek jàpp rek. dugal ci ambulance allez direction dalal jàmm autorités yi ne foofu sax duñ ko yëg. nañ la ko ñu fa nekk sax te li ngay wax ni am nga si ay firnde yu leer nañ. Malick man boobu ba léegi maa ngi wax. oui te kenn woowu ma nañ ma woo boobu ba léegi maa ngi wax bu dee li may wax amul nañ ma woo bu dee sànni génnewuñu maladie nañ ma ko wax nañ ma woo yow xam nga ne c'est des accusations très graves yow la ma waxoon ca njëlbeen bu doon amul jël nañ ma bu yàgg yow xam nga leen. kon sa première déclaration ak sa première sortie bi nga xamante ni fi nga ko defee si émission Kennu Askan Wi. fi nga taxawoon ba léegi yaa ngi fa taxaw. amul lenn lu si changé da nga bëgg wax ni daal histoire jox na la dëgg. bi ma koy wax fii yaa ngi rappelé mu ne la y a un plan de liquidation de l'hôpital Aristide Le Dantec. oui yaa ngi koy rappelé fii laa taxawee wax ko l'histoire m'a donné raison. pourquoi mu ne la l'histoire m'a donné raison grand Malick foncier bi lañ bëgg a jël. ne dañuy jël 3 hectares. grand Malick dàq maladie te wéruñu yàkkamti génn matériel hôpital te amuñu autorisation tey personnel bi xëy ñu ne ko doo fi xëy loolu yow nan nga koy tudd. mais seen yéene moom mooy tamit ñu def Dantec mu nekk hub médical ci Afrique sowu jant Afrique de l'Ouest. waaye ñoom dañ ñoo ëpp yéene man mi def conférence de presse dañ maa ëpp yéene man yéene bi ma am ñoom dañ ko am. ñoom dañoo toppatoo hôpital boobu. hôpital boobu même non xam nga la moo tax ma wax la lool. gestion ba premièrement directeur ba fa nekk gestion bu catastrophique la ñaata yoon laa leen alerté. combien de fois j'ai alerté l'état sur la situation de l'hôpital kan moo ma ci tontu directeur gestion bu catastrophique. lan nga koy reproché. non li ma koy reproché bari na mais c'est le pas comme nee nañ dañuy tabaxaat ñoom nee nañ mais li ñu koy reproché dafa bari chantier ñoom fa entamé te amul appel d'offre marché à gré. kenn mënul wax ñaata la ci def moom rek moo la ko mën a wax loolu ba ma alerté dañ ma déglu parce que directeur mooy seen pion directeur moo leen arrangé directeur otage ci ñoom gëmewuñ ko sax ñoom gëmewuñ sax càndum parce que directeur ya fa jaaroon ñëpp dañoo bañ ñoom gëmewuñ ko ñoom dañ ne càndum miracle la quoi maanaam profité ci bëgg li rey hôpital boobu liquider ko mais askan kay ma xamal ne askan bi nag duñ ko nangu parce que hôpital boobu wax naa la ko askan bee ko moom. te askan bi ña fay faju ñëpp seen loxo jotul seen ginnaaw donc lii combat askan bi la ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo incha allah le samedi 9h. na ñëpp daje place de l'Obélisque 9h ba 13h ñu jëm RTS wan carrément ne la état Sénégal ne hôpital Aristide Le Dantec hôpitalu askan bi la néew bi doole yee ko. alors ambiance wala lu ñuy wax climat délétère bi am ca hôpital Aristide Le Dantec fan yëpp nag keroog gis nañ leen xër-xër gu fa amoon ak takk der yi tey aussi si suba aussi yow nga ni soo yeewoo da ngay xëyaat man de loolu moo ma jaaxal nga ni soo yeewoo da ngay dem xëy foofu. waaw grand Malick man la bàyyi nga dugg. mais grand Malick man fan laay xëy fan laa war a dem bu ma yeewoo fan laa war a dem dama war a yeewu ndekki ba suur naan ataaya toog teg la samay tànk mais kon ma dal xel
man damay sama lieu de mais kilifa yi lu ñuy xaar pour wax la ni yéen fan ak fan ngeen di dem. mais laaj lu ñuy xaar ñoom tamit. waaw lan la ñuy est-ce xaar que interpellé ngeen directeur bi si seen soxla. grand Mali yow nag da ngaa baax rek mais directeur wax naa la ko fii ci njëlbeen directeur nee naa la kii dañ koy kii man dama ko yërëm gisoo ko xanaa ni mu mel da nga koy yërëm moom du ci dara pion la rek directeur 5 mois maa ngi koy topp ci sooru personnel mënuma wax sooru personnel bi fu ñu mujjee donc directeur dama ko teggi dem ba ci ministre bi nee na du ma jox benn garantie moom mënuñu gaar li lay war ne tabaxuñu loolu lépp ci ñàkk tabax bi la tënku waaw parce que ñàkk tabax boobu 18 mois yooyu xam nga ne pour ñu gérer ko loolu jafewul donc moom mënuma jox benn garantie nee na alors schéma bi nga xamante ni moom moo nekk nii schéma bi jëm du ñàkk suñu réalisatrice wan ñu ko schéma bi nga xamante ni moom nañ defee service yi lu si mel nii hôpital Dalal Jàmm Abass Ndao fu si nekk service yi fay dem hangar des pèlerins dialyse hôpital Ahmadou Khadim Touba cancérologie bile voilà moo nekk nii ñu koy gis di gërëm bu baax Ramatoulaye Sall Diop mi nekk ci réalisation bi schéma jëm si wàllum redéploiement des services de l'hôpital Aristide Le Dantec jàpp nga ni schéma bu mucc ayib la. mais déggal xoolal yi mais c'est catastrophique c'est scandaleux. waaw mais nag bàyyi lu nekk waaw non pour xaar je vais t'expliquer. non dinaa la expliquer. mais yow da nga bëgg wax waaw non xam nga la moo tax ma lay lépp dara expliquer baaxul. xam nga la moo tax ma lay expliquer lii il a fallu man en tant que partenaire social man maa ngi koy soog a gis. lii waaw. parce que yëgoo woon kii noonu. musuñu ma woo réunion di ma wan ma plan de déménagement kon il a fallu ñu yëngu rek ñu soog a génne lii. donc lii mais lii am na solo quand même. ni ñu ko non tasaaree wala. parce que lii méngoowul ak réalité bi demal ca terrain ba. méngoowul ak réalité. non ki théorie la maanaam non man je peux le faire man mën naa toog sama deg sama liste dew tibaat diw yow je peux le faire mais demal réalité bi nga xool ndax c'est la réalité wax naa la ko fii léegi hôpitaux Sénégal yëpp a feebar ban hôpitaux moo fi normal fii ñoom ñëpp a feebar ku feebar nga ñëw yokkaat ko feebar mais nu muy def ba pare problème statut bi war nañ ko régler dañuy un professeur bu jógee fii dem fël fekk fa keneen koo xam ne comprendre oui voilà moom moo ko moom moo war a doon kooku moom moo war a doon patron waaw gis nga ko donc conflit lay loolu conflit statut bi war nañ ko régler comme liñ ci war a mën a lijjanti dafa bari même ci wàllu économie sax non nga naa la catastrophe sanitaire la Dalal Jàmm nu mu mën a jëlee ñii ñëpp man je te donne un exemple am na ay pédiatre yu ñu fa yóbbu woon oncologie xam ñaar lañ leen wax lan ngeen fi mën a am. oui ñeenti lal ñii ñëpp bu ñu dem même chirurgie générale ak chirurgie pédiatrique. ñii ñëpp bu ñu demee dañuy pëccëxoo xam nga pëccëxoo. oui. pëccëxoo xam nga ko. catastrophe sanitaire la ñii ñëpp théorie la ak réalité. pëccëxoo bi la nga bëgg wax wàllum espace bi. merci beaucoup. wàllum prise en charge aussi. merci beaucoup te conflit lay indi. conflit wax naa la ko problème statut bi. après te am na yenn lu mel ne cardiologie dafa mën a xaj Dalal Jàmm. dañuy waxante dëgg quand même camarade dañuy waxante dëgg ñi dañuy tâtonner rek tabaxuñu. El Hadj Abdoulaye Dione man lay gërëm baax di la sant la ngay jeexale. waa grand Malick man maa lay sant te di la gërëm. ci dalal bi ma fi dalal. donc encore une fois du ma taay di ko wax fii man fii laa njëkk a defee sama interview ci yow. ci waaw. donc encore une fois yow amuñu sa fay dañ lay ñaanal rek lépp li nga bëgg ko liggéeyal ITV suñu borom di sant nag suñu téléspectateurs yi ñoom tamit amuñu seen fay parce que bu ñu demee ba toog fii yàlla ak ñoom ñoo tax donc encore une fois dama leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nañ waajal marche bi nag. marche bi moom nañ ñëpp. su leen ko autorisé. non xam nga marche moom ma xanaa jaay dooleeti la. ah non mais du léegi kon du jaay doole ndax marche aussi da ngay déposer après ñoom ñu xool ndax dañ la ciy autorisé. kon léegi yow marche pacifique. kon léegi yow da nga bëgg a jaay suñu suuf dàq suñuy malade te wéruñu jël suñuy matériel te tàggoo dàq personnel ci biti léegi ñu ne dañuy marche nga ne. doo ko bàyyi mais aussi dañ nekk si loolu état de droit. lépp ñu teg ko si yoon aussi mais xam nga ne la marche c'est inscrit dans la con ñun dañuy yëgle rek laaju sax autorisation. yëgle la rek damay yëgal rek pour ñu mën ko encadrer ñu mën a génn. loolu rek la. maanaam ñu autoriser ko. marche boobu nag encadrer leen ngeen def seen marche pacifique. marche boobu nag personnel santé nag moo ci war a jiitu nag. waaw personnel santé nag dafa jot.
waaw dafa jot nag ñu génn wax ak askan bi. waaw ñoom kon yow su ma la déggee dafa mel ni da nga bëgg wax ni li xew Dantec personnel de santé bi am na si ñoo xamante ni dañu taxaw di seetaan. waaw du ma ne dañoo taxaw wala da nga bëgg wax ni am na ñoo xam ne nii ñëwuñ si combat bi. non du ma ne dañoo taxaw di seetaan. la nga bëgg wax mais dama xam ne taxawaay bi war naa. dafa des daal. war naa mën du ma ne sax dafa des war naa gën a mën a dëgër parce que ku ne yaa ngi si ruq am na ñoo xam ne ñu ngi seen ruq. comprendre ñoom seen ruq sañ fay nekk. waaw am si tout va bien ça va. non waxuma loolu dama ne ku ne ak na nga jàppee ci combat bi am na ñoo xam ne peut-être dañoo nekk seen ruq di wér am ainsi de suite. waaw ku nekk ak ni ngay xeexee. merci beaucoup mais nag bii nag dama bëgg ñu dajale force yi xam ne le personnel de la santé. oui ñun ñëpp hôpital Dantec ñun ñëpp la laal ñun ñëpp ko bokk. donc encore une fois ñoom dama leen di woo ci xeex bi. waaw li ko dalee sama secrétaire général national Cheikh Seck di woo ñëpp. tous les santal ñoom ñëpp ñu xam ne xeex bi xeexu santé la tu xeexu Dantec. xeexu wér-gu-yaram. merci beaucoup c'est la famille. très bien. voilà. di la jaajëfal bu baax a baax di ko gërëm bu baax di ko sant mu nekkoon El Hadj Abdoulaye Dione coordonnateur du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec mu nekkoon tey suñu gan si émission kennu askan wi mbokk tey spectateurs yi amul seen fay di leen gërëm bu baax di leen sant Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Fassal Diagne ci caméra yi ku si nekkoon di Moussa Dia ak Cheikh Ahmed Tidiane Diouf jaa ngeen jëf.